sallallahu alayhi wa sallam bi nuy roy ne dafa wax nag ci lu mel nii dafa wax ne amul benn jullit buy jëmbat garab mbaa muy gas teen te garab googu mu jëmbat mu jëmbat ko bàyyi ko fa de mu jëmbat ko bàyyi ko fa moo xam dafa dund moo xam dafa dund mbaa mu dee bàyyi ko fi mbaa mu dee bàyyi ko fi garab ga mu jëmbat ne garab ga mu jëmbat nit dox ba sonn toog ci suufu garab gi kerloo garab googu mbaa mu dem ba sonn fekk garab gi am ay meññeent fekk garab gi am ay meññeent mu dagg ci meññeente yi jëfandikoo ko wala sax budul nit muy rabu àll muy picc yooyu bu ci nekk ne yooyu bu ci nekk jëfandikoo ci garab gi ne sunu borom nee na jaare ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne lu dul yow moogu jëmbat garab googu ne bu dee ay pepp la pepp bu ne dañu la ko bindal tiyaabay ku saraxe ne pepp bu nekk ci garab gi danañ la ko bindal tiyaabay ku saraxe ne ker gu nekk ci garab gi luy mètre wala sabre danañ la ko bindal tiyaabay ku saraxe ne te loolu nag du fa yem day continuer di continuer ba keroog garab googu di fa jóge ne léegi nag nanu xalaat kii jëmbat koko cee te xam ne koko nga xam ne koko lu mu néew mën naa def un demi-siècle maanaam juróom fukki at ne juróom fukki at yoo xam ne saa yoo xëyee yow garab googu nga jëmbatoon benn picc tag ci rek moo xam daf cee tàgg wala sax nit romb fa ne waxul mu kerlu fa de waaye mu xool garab gi rek ndax loolu nag dafa bokk yii nga xam ne mooy njariñeel garab xool garab xool ni mu na taxee maanaam ni mu verte so xool daal dee bég ne loole dafa bokk si li nga xam ne l'islam soññee nanuy jëmbat ay garab ne àjjana gën ñu dig sax ne yàlla ba mu ñuy melol na mu mel dane bu ngeen fa demee na ngeen fa fekk ay garab yoo xam ne ku ko xool bég ne yow nag garab gii nga jëmbat ñetti nit dong ñett romb fii di ko xool seen xol di bég ne tuyaaba jooju yépp yàlla jox la ko doy na jaamu yàlla kon yan nañ si yàlla saxal yéen ñi nga xam ne yéen a taxawal lii taxawal ngeen loo xam ne nit mënul nat ni mu toll ci yàlla mënul nat ni mu toll ci nit ñi kon yal na yàlla fay leen yiw yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla nekk ci seeni mbir yal na yàlla barkeel seeni mbir ne lii firnde rek la na yéen seen taxawaay yemul rek ci ba ngeen yoree dëkk bi nekkoon fi ay kilifa nit ñi wóolu woon leen dénkoon leen seen kàddu bi yàlla ñëwee la ko soob ne jëlaat ngeen seeni effort ak seen doole ak seen xalaat ak seeni pexe xam ne taxawu sa dëkk ne ajuwul rek si ndombal tànk bu nu la jox ne da ngay taxawu sa dëkk si boo amee ndombal tànk taxawu sa dëkk si bu la ko yàlla xañee ne loolee la nu seetlu si yéen ñu bëgg dëkk bi ngeen ñu bëgg dëkk bi jëm si kanam ngeen yal na yàlla taxawu leen si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngi jéggalu ñëpp kàddu yi jaxasoo na lu jubul si ñun la waaye ñi ñu santoon kàddu yi li ñu bëggoon mooy mu gën a jub nu ngi jéggalu ñëpp di sant ñëpp salaamu aleykum wa rahmatullah. imaam yi fi teew imaam Madoune Mbeng imaam Mansour Thiaw di teg suñu nuyoo boo xam ne ci imaam yëpp la jëm ci Bargny ñu di leen gërëm di rafetlu teewaay bi
ak kaddu yi xamante ne jot ngeen ko fi yëkkati ñu ngi gërëm aussi ñi xamante ne ñoo teew si jotaay bi jëmmaal ko muy suñuy kilifa aada yoo xamante ne ñoom ñu ngi fi mën nañ ci citer suñu papa Daouda Moustapha Diouf ñu koy gërëm ci teewaayam di citer aussi le ministre Alioune Badara Diop ñu koy gërëm ci teewaayam di citer aussi le maire Guèye Abamed Seck ñu koy gërëm ci teewaayam ak taxawaayam di nuyu aussi Makati Ndoye di nuyu aussi madame Diaw di nuyu aussi Idrissa Ba xam ne aussi tam mu ngi si jotaay bi waaye di nuyu aussi Cheikh Fadel Wade xam ne environnementaliste la ñu ngi koy nuyu di nuyu Pape Thierno Diagne ak ñeneen ñëpp ñi xamante ne su ma limee damay juum teew nañu fii si jotaay bi ñoom Adama Faye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant waaye di nuyu aussi tam spécialement waa xëyu ndaw ñi xam ne aussi tam ci agence bi la ñu dépendre di agence de la reforestation et de la grande muraille verte xam ne am na ko fi teew fii si jotaay bi ñoom la représenté muy Sophie Touré xam ne moom mooy yor lépp luy communication si agence bi Sophie ñu ngi lay dalal jàmm bi ñu ko waxee mbir mi ñoom dañ ci am mbégte lool à travers le DG Omar Abdoulaye Ba am ci mbégte lool ndax ki ñu koy defal def loolu yëngatu ci li xamante ne moom lañ leen dénk muy wàllu naatal dëkk bi et loolu moo tax tey association bi xam ne mooy Bargny bi ñu bokk xam ne ay ndaw ñoom ñoo ko seq ñoo xamante ne seen dëkk rek moo leen ñor tey seen première activité mu doon lii muy activité boo xamante ne dañuy def reboisement fii ci Bargny bépp waaye nag bu ñuy def reboisement am koo xamante ne suñu borom daf ko jël muy suñu tata Waré Gana Seck di jigéen joo xam ne jàmbaar la woon lool ci lii xam ne lii la ñuy def lii dañu jàpp ne tey darajaal ko bés bi day doon lu jaadu day doon lu war et ñuy ñaan suñu borom mu xaare ko àjjana yàlla na ko yàlla fay yiw wi mu loon def ci kaw suuf am nañ ci yaakaar lool ndax imam wax na léegi garab ki ko jëmbat wala ki ko saxal la ban yiw mook si war a fekk yiw boobu yàlla bu mu ko ëpp ñun nag tey bu ñu ñëwee fii dañu jàpp ne le président Macky Sall dafa am si PSE fu benn axe bu ñuy wax PSE vert foo xam ne daf ci dëxëñ li xam ne mooy wàllu gàncax fii si Sénégal muy pàcc bu am solo ci moom pàcc boobu nag ñun ndaw ñu dañu jàpp ne ñun ñoo ko war a yeggali gannaaw ba mu amee yéene bi yeggali bi nag boo bokk na ci lii xam ne dañu war a fexe ba dëkk bi ñu naatal ko fépp foo xamante ne gis nañ ne war na am garab ñu saxal fa garab waaye nag waruñu yem foofu waaye sàmm garab gi ndax mu mën a yegg fa mu bëgg ñu yegg fa beneen bi mooy ñun ñëpp xam nañ ne garab dafa am solo ci doomu aadama tey ku dox bu tàngee lool fi ngay njëkk a xalaat pour toog fa mooy taatu garab donc lim ñuy jox am na solo lool tey garab yi nasaraan yi wax nañ ne am na luy jóge si moom di ñëw ci ñun loo xam ne dafa baax si suñu wér-gu-yaram muy oxygène bi xamante ne ñun ñu ngi koy nooy bu guddi bi jotee moom day aspirer li xamante ne mooy dioxyde de carbone bi et jàpp naa ne loolu lu am solo la beneen bi mooy ñun ñëpp ku si feebar aussi ay sénégalais lañu ay africain lañu ñun ñëpp dañuy jàpp ne garab gi ñu mën a faj mooy xas bi wala xob bi wala leneen et jàpp naa ne bu boobaa ñun ñëpp suñu xel foofu lay dem donc garab aussi soxla nañ ko si wàllu taar ndax day tax ay bët gën a leer tey boo ko amee fi nga dëkk dana tax yow sa gisin gën a leer dana tax fi nga dëkk mu gën a rafet mu gën a jekk gën a taaru et jàpp naa ne njariñ loolu rek buñ ko si génnee tax na ku si nekk si ñun boo jógee fii war nga jël garab nga jëmbat ko fii xam ne mooy sa kër wala fii nga dëkk donc association bi xam ne moom la ñu am muy Bargny bi ñu bokk ñu ciy woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci xam ne association bi dara taxu ko jëg lu dul liggéey suñu dëkk muy Bargny lépp loo xamante ne Bargny war nañ ko taxaw si wàllu social si wàllu développement si wàllu environnement association boobu loolu moo ko tax a jëg dara amu si nag loo xamante ne pour lu jëm si wàllu parparloo wàllu dëkk bi moo ñu tax a jëg ñu si woo ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla aussi kii fi jóge yàlla na ko suñu borom xaare àjjana yàlla na ko suñu borom xaare àjjana ndax gis nañu message yi xamante ne njiitu réew mi bind na ko message bi xam ne ay kilifa si Sénégal bind nañu ko ñun ñii dëkk ak moom dañ ma jàpp ne xamuñu ko woon te tey nit na boo ko laa mën a xam mu dëddu la gannaaw foofu ngay xam lan mooy njariñam ci Sénégal et loolu njariñ loolu yàlla bu mu ko ëpp fële xam na ne fa la nekk ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana
di gërëm aussi association bi ñi ci newoon ñëpp boobu léegi di daw boobu léegi ngir lii mën a taxaw di gërëm agence bi si seen appui bi xamante ne jox nañ ñu ko parce que garab yi ñu fiy jëmbat yëpp ñoom la arrosoir yi ñoom la gabion yi ñoom la waaye di gërëm aussi itam kilifa yi xam ne ñoo ñu jàppale aussi parce que financièrement am na ñoo xam ne ñoo taxaw des si seen alal des si seen man-man ba loolu mën a taxaw tey fii donc boo leen teewee fii dañ leen di gërëm di leen sant si taxawaay bi xam ne am ngeen ko suñu wet jàppale ñu ngir lii mën a am mooy ñi ma lime rek ñi ma lim sànq xam na ne ñoom ñëpp yóbbaale nañ ñi si des yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla saxal jàmm saxal fi sutura yàlla na fi dee gëj yàlla na Bargny continuer am jàmm yàlla na Sénégal am jàmm faw ñu dëkk si jàmm ñu def ak si jàmm yàlla may ñu li ñuy planté fii yàlla saxal ko ak jàmm ak salaam mu mën a jut ay njariñ di remercier aussi dem spécialement capitaine John bu ma waxee Sophie rek wax naa capitaine mais capitaine John dañ koy remercier ndax lii bi mu amee bu léegi mook Abbas ñu ngi ñuy accompagner ci terrain bi di ñu jox seen xalaat di ñu wax nan lañ ko mën a defee pour mbir mi mën a réussir donc capitaine Abbas ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax Sophie Assane ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ci teewaay bi ngeen def ak déplacement bi merci jërëjëf loolu laa moom lu ma siy wax di gërëm waa kër gi aussi ndax biñ fi ñëwee di waxtaan ak ñoom ci mbir mi ñi ñu yebaloon nee nañu rafetlu nañ ko lool rafetlu nañu lool li xam ne moom la ñuy defal seen mag. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñi ma fi fekk ñëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi ñu fi fekk famille bi d'abord ñuy dalal kilifa diine yi ak autorités yi ñu fi fekk. di jël kàddu gi au nom du directeur général de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte mi nga xamante ne yéeneem yëpp moo doon ñëw fekke si lii massawu famille bi di leen ko massawu encore une fois ndax woore ku ko xam ko ci environnement ci li muy yëngu nag ci la agence bi di yëngu ba tax ne waa Bargny bi ñu bokk bi ñu jëlee initiative bu mel nii pour rendre hommage à une très grande dame une amie une femme magnifique mënuñu woon def lu dul ñëw teewe fekkee ko kàddu yi rafet na di ko ñaanal rek xanaa fi mu ne gënal ko fii mu jóge lool di ñaan jàmm comme ni ko Abdou Aziz waxee ndax wax ji daanaka pratiquement rafet na ëmb na lépp li nga xamante ne DG moo doon bébétam pour ñu yeggee ko fii ci yéen donc di leen remercier di remercier les jeunes di remercier Aminata parce que c'est une collègue une collaboratrice bi nga xamante ne loxoom jógul ci environnement di ñaan lii gëj fi mais action yi nga xamante ne jëmale nañ ko ci environnement ñu continuer di ko doxandoo ensemble. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le maire Abou Ahmed Seck, Monsieur Moustapha Diouf, Monsieur Idrissa Ba, autorités coutumières et administratives, chers parents, chers amis, chers enfants. Si nous sommes en deuil, on voudrait quand même en profiter pour dire ce qui suit. Voré a engagé 100 batailles et n'a connu qu'une défaite. Cette défaite est sans doute nécessaire pour nous rappeler que seul Dieu est infaillible. Par ailleurs, cette défaite, à travers les interrogations qu'elle a suscitées, a permis de mettre sous les projecteurs son œuvre immense à Bargny, au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Son décès et les hommages fusants de tout l'univers doivent amener les Bargnois à un deuil collectif, à un retour sur eux-mêmes et retrouver les valeurs positives, inculper à leurs enfants l'amour de l'excellence. Nous sommes enfants et petits-enfants de pêcheurs, d'agriculteurs, et seul le mérite a hissé cette élite. La politique n'était qu'une parenthèse dans un combat planétaire et n'avait pour objectif que de mettre en pratique son ambition immense pour Bargny lorsque le sein de la mairie le nécessitait. On a reçu des centaines d'hommages, mais l'hommage d'aujourd'hui est sans doute un des plus significatifs après celui du président de la République, car il prolonge les actions pour lesquelles elle a vécu. Pour notre part, avec son décès, nous fermons la parenthèse politique et voudrons nous investir dans ce qu'elle a aimé, l'environnement et le développement durable. Puisse cette journée de reboisement soit pérenne
et soit toujours l'occasion de revenir sur le parcours exceptionnel de la Lionne de l'environnement. Nous vous remercions. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu tënk rek ci wolof man nag maa ngi tudd Marie André nekkoon secrétaire Waré nekk tamit sët ci kër gi ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm Waré nekkoon na jigéen ju dëggu nekkoon na jigéen ju bëgg Bargny nekkoon na jigéen ju bëgg développement nekkoon na jigéen ju mën góor bëggoon Bargny ba fu mu nekk di dem di wax ci Bargny li ngeen def nii tey dañ koy rafetlu ñun ñëpp ndax lii rek la bëggoon macha allah politique nag comme ni ko sama maam ji waxee jàppale woon lante woon la rek pour gën a fësal mbëggeelam ngir Bargny ndax suñu déggee alternative les Verts c'était une partie purement écologiste donc ñu ngi leen di remercier gaa metti na ñu ngi ci mettit waaye lu ñu nekk ci mettit tey kontaan nañu ndax lii rek lañ ko mën a delloo njukkal. Gaye Abou Ahmed Seck mu ngi taxaw Waré Gana nekkoon premier adjoint am au niveau de la mairie ñu àndoon di liggéey lii may wax moo na taxaw fi wax ko au nom de tout Bargny en lieu et place de moi mooy symbole ne Bargny fii ñu taxaw nii si ñi nga xam ne dañu nekk ay ndaw xamuñu ko du tey la am daja Bargny daja Bargny yàgg na ci kër gi di kër Ba Issa Seck mu nekkoon député ci Assemblée nationale du Sénégal li mu tàggat ci ay nit yar leen jàngal leen ci école lim bi bari na la mu doon sonn nag moo roogalaat ba feeñ ci njabootam tey jii Waré Gana wan ñu gannaaw sànq bi ñu demee ci armeel yi di jëmbat comme par hasard dafa mel ni moom tamit dañ ko fekk foofu te ñun biñ koy jëmbat xale yi di jëmbat ci armeel yi mën ñu ko koy defal parce que garab gi ñu ko defal nii ak fa mu tëdd ñu jëmbat ko tey ci suba symbole mënu ko passé moo tax xale yii taxawu ànd ne Bargny bii nga xam ne moom la ñu bokk te li ngeen bokk mu leen ko dagg mu leen ko xàjjaloo xalaat bi ngeen am ba def lii ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm ñun doomu Bargny parce que li ngeen def ñun ñëpp ngeen ko defal amul xejj amul seen ay xale nag bu ñu jëlee lu baax di ko def xam ne am na koo xam ne addinaam gépp dafa jël man-manam jël kantanam jël dooleem jël xalaatam jël xam-xamam jagleel ko askanam bu ñu jëllu see tey am na message bu ñu bëgg a joxe message boobu mooy Waré li mu doon liggéey ci àddina warta fay lu war a jebbi la lu war a continuer la parce que ba mu koy def du woon pour moom li mu bënn ci ay teen kenn xamul lu mu toll li mu jëmbat ci ay garab kenn xamul lu mu toll ñi mu taxawu si mbënd kenn xamul lu mu toll ñi mu dimbali ba tey jii géej lekkul seen kër kenn xamul lu mu toll ñi mu dimbali ba fañ doon liggéeyee ñu mën ko aar ci wàllu géej kenn xamul lu mu toll liggéey boobu nag warta fay te defe naa xale yi loolu la ñuy junj mooy am na lu baax lu mu doon def lu baax loolu garab gi symbole la ci lu baax loolu mu def mu nekk beneen départ bu bees ngir war a wéel dëggal saxal jëmm ak taxawaayu Waré Gana Seck Sénégal gépp rendre nañ ko hommage mais xale yi bi ñu amee idée bi dafa rafet moo tax ñun ñëpp ñu bàyyi suñu lépp ñoom ànd ak ñoom bokk ak ñoom mbir mii ne kat nit ku fi nekk da nga am bés mooy bés bi ngay gane àdduna bés bi ngay wuy gi sa borom boo wuy gi sa borom nag boo fi bàyyee lu tax ñu mën la ko xoole ñu xoolee la loolu yàlla nay nekk lu rafet lu ñooy xoole te nag tey jii jëmbatal garab ne dañ ko jëmbat ngir rendre hommage à Waré Gana Seck dañuy naan delloo nañu buum sa boy boy ga lii la doon def ci dundam pour jëriñ doomu aadama yi dimbali doomu aadama yi tey bu ñu dellu si waatee ci këram seen kër wéejuram Ba Issa Seck
ànda ay sëram di leen gërëm si ni ñu nangu ñu ñëwaat fii ñun ñëpp am nañu fierté tey yëg ne Bargny kat lii la am benn Bargny benn bopp la ñëpp ay mbokk lañu li ñu bokk mun ñu ko xàjjakoo donc mun ñu ko xàjjakoo nag li ñuy dimbali mooy ñu tënku lépp lu jëmale Bargny sa kanam ñu ànd ci bokk ci képp ku yëkki lu baax ñu dugal suñu bopp dugal suñu loxo dugal suñu kantan moo tax teewaay bi ñu fi teew nii teewaayu mbégte la teewaayu firndeel yeesal wëllëre bu ñu am ak moom la teewaayu wane liggéey bu mu doon def la teewaayu joxe ko en exemple la pour les générations futures ñu xam ne moom gëmoon na ne il faut travailler pour son prochain bu liggéeyal sa bopp li mu doon def lépp liggéeyal woon bu boppam dañoo liggéey pour ëllëg la mu doon liggéey ëllëg nag yàlla na yàlla fekk ko fa mu tëdd am nañu mbégte loolu maa ngi wax ne kàddu gii de lu improvisé la bokk ci woon mais dafa rafetoon ñu yëkkate ko wax ko ngeen yëg na ñun kontaan nañu rafet la nañ ko te ñu ngi gërëm xale yi te dama ne leen bii benn la def leen ñaar def ñett fu ngeen yëkkatee fu ngeen taxawee ñu leen di garantir muy man muy Abou Ahmed Seck muy ñeneen fu ngeen yëkkatee lu ngeen yëkkati lu jëm ci Bargny ci lu baax dañ leen ci fekk lu ñu man lu ñu kantan danañ leen jàppale nga njëriñal Bargny moo si am solo li si des yëpp nañ ko bàyyi suñu loxo borom mais li nga xam ne war nañ ko def taxawu Bargny nañu taxawu Bargny dimbali Bargny su lu baax li nga xam ne ay nit a koy dajale di ko def ngir bañ jëm kanam ngeen bal ma wax. jërëjëf.